عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سب ñaanal di fàttu ci ñaan dëkk ci jotaay bi ñu fas yéene toog ci biir cadre l'islam ñëpp li ma yëkkati yàlla ak yonent bi fas yéene sàmmante ay kàddu yu jugee ne muy lu am njëriñ ci ñun ñëpp gis nga buñ fi jógee kenn ku nekk am lu mu la fàttali lu mu la xamal lu mu delloo ci sa xel nga di ko teewlu ginnaaw adduna moom géej la te ku sàggan lap ci te dundu doomu aadama dafa gàtt lool ba nga xam ne daanaka dara xaju ci ku ko mënoon sa dund gépp doo ci def lu weesu jaamu yàlla rek gannaaw fa nu jëm ëllëg moom lu fa nit dawalul du ko fa fekk du fa demee te dootu mën a fàggu dara ndax du mën a dellu si waat kër bi nga xam ne mooy këru fàggu bi fi yéen dootoo fàggu xam ne lu nit góorgóorlu ak lu mu def lu mu bari bu demee xeeb la mu defoon kon képp koo xam ne yàlla may na la sa noo gi di dem ak a dellu si nga fàttaliku loolu mu wóor la am nga tawfiq boo xam ne ñi fi jógee amuñu ko ndax gannaaw ñoom bu ñu leen laajoon lu ngeen gën a bëgg ñu may leen ko duñu wax lenn lu dul delluwaat adduna bu doon benn fraction seconde sax ndax ne jaamu fi yàlla loo xam ne bu ñu dellusee mu jëriñ ñu ba tax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ne bépp noo ci dundug nit per la boo xam ne mooy per bi ëpp njëkk ci per yi kon nu mën koo misaale ci jamono yu nu nekk peru jamaa boo xam ne mën nga ci jënd ay njënni ci àjjana mën ci jënd teraanga yu dul jeex mën ci jënd daraja yu dul jeex ak taar bu dul jeex ak lépp loo aajowoo bu faju nga mën ko ci diggante bu gàtt boobu nga xam ne ci la noo gi demee di dellu si mu ne kon soo ko sànkee moom noo boobu ci lu dul jaamu yàlla perte nga perte boo xam ne kenn mënu ko xiyaas ba xam ne mu toll rawatina nag boo ko pertee moom noo gi ci lu dul jaamu yàlla rawatina boo ko pertee ci mooy muy perte bi gën a rëy ndax nit ki moom waxtu yeewoo ci lalam teg tànkam ci suuf dana wax ak moom te du ko dégg dana ko ne yaa ngi yeewooti teg sa tànk ci sama kaw te ci sama biir ngay mujj ndax loolu yaa ngi ciy bàyyi xel wala déet suuf di yéemu bis bu nekk suba suuf set yéemu ci doomu aadama muy nooyal lalam bi muy tëdd lalam bi nga xam ne bu ngoonee mu fas ci yéene tëdd nelaw mu di ko nooyal fàtte lal ba nga xam ne bu fa tëddee dootu fa jóge ci basaan taxaw muy bàmmeel mu ci kon di nooyal lalam di rafetal néegam te néeg bi du fi sax lu dul jamono bu gàtt néeg ba nga xam ne nag dafay yàgg bu fa demee kenn xamul kañ la fay jóge ndax kenn xamul kañ la saa di taxaw yàlla lal ba nga xam ne mooy bàmmeel xam ne boo ci tëddee kenn xamul kañ nga fay jóge nga fàtte ko maanaam wala nga sàggane ko di nooyal lal bi nga xam ne doo fi yàgg xamuloo tey xamuloo suba xamuloo gannaaw suba di rafetal néeg bi nga xam ne yaa ngi fi xamuloo kañ lañ la koy génne te boo koy génn doo ko génn ak say tànk dañ lay yen génn la fi mu wër ne dootoo fi dellu si mukk ñeneen nga ko fi bàyyeel sauf di yéemu ci kooku ki sàggane néeg ba ak lal ba nga xam ne ñuy sax la ba faw ba mu yàgg lool saa soog a taxaw di fàtte néeg di gën a ittewoo néeg bi ak lal bi nga xam ne diir bu gàtt nga fi am te xamuloo kañ la diir bi nan la muy loo xam ne kon
bis bu nekk suuf si di ko wax ak doomu aadama bi bu fi jógee itam ba nga xam ne mu ngay dem ci néeg boobale ak lal boobale néeg ba dina wax ak moom ba tey yow jaam bi ana lu la war ba nga sàggane woon man sa kër gi nga xam ne maay sa kër dëgg fii nga jógee ni sa kër gan nga wan da nga faaraam bon rek fii nga jëm si woon ana lu la ko fàtteloo ba nga sàggane ko ba toppatoo woo ko ana lan moo waraloon nga fàtte ma xel mu gàtt rek am ñàkk xalaat ñu doomu aadama di tontu daa mel di kër gu bees gu doy kéemaan gu mat ci bàyyi xel ndax kan moom nga xam ne kan mu sew la te xóot ñu mënul gan gi rek mën boppam waaye gan gi mën kon ndax jëpp jëmm ñu ñu dugal ci kër googu dana la tànc ngay ku baax ngay ku bon danaa la tànc goo xam ne kenn kook soowu daañu ko dégg lu dul doomu aadama rek ak jinne ñoo ko dul dégg dañu bàyyiwul kenn sallallahu alayhi wa sallam nee na fekkoon na am ne kenn kuy mucc ci tànc bàmmeel kon Saad ibn Muaz mucc ci Saad ibn Muaz mi nga xam ne keroog ba mu faatoo juróom-ñaar fukki junniy malaayika wàcc nañu ñu ubbi bunti asamaan yi ubbi bunti àjjana teewul suuf si nag ko naj boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane na ko alayhi salaatu wasalaam mu dem nag ba toll si jamono joo xam ne ju doy waar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax di avertir nit ñi moom ñu baax ñi fi nekkoon mosuñoo dañ di ko fàttalee di ko waxtaane ngir delloo si ci xeli nit ñi rek waaye di muy gën a yàgg nag ñu di ko gën a fàtte di ko gën a sàggane am lu nekk ci sunu kanam bis bu ne mu bees di nu fàbbi rek nu am ay bëgg-bëgg yoo xam ne amul yemukaay am ay nëbët yoo xam ne amul yemukaay loolu lépp bis bu ne mu bees ci sunu xel bees ci sunu xol ñu di koy yéewtu te duñu ko jot mukk mu fàtte loolu nag la nga xam ne mooy dëgg goo xam ne du randu mukk du toxu du wàññiku te du dañ mukk te jaam bu ne dañ ca jaari ak foo mën a jaari dañ fa jaari Sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu misaal na ko ba tey muy jamono ji ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan misaale booy julli sax ñu ne booy taaya mujj taaya da nga si jàng suñu borom naan muslim ci yow sa màgg gi musal ma ci ayu musax dajjal musax dajjal seytaane su boppam la soo xam ne seytaane yee ko fi njëkk waaye moo ëpp doole seytaane dana demit bàyyi fi seytaane waaye mooy seytaane si gën a mag ci seytaane yi jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon na ko ñu daan defoon ne mooy masih dajjal ne ibnu sayad Saafi ibnu sayad waxtaane naa ko ci ay conférence yu bari Saafi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na jëmmi jamono sikki sàkk woon na ndax mooy masih dajjal bi ñuy wax wala déet waxtaan nañ ko ay yoon bis bi nga xamee ne xam ngeen ne ku yàlla yónni ci mbindeef yi mi ngay ittewoo lu jubal mbindeef yi ak ni ngay bañee du leen dëngal du leen jaarale ci yoonu safar mu itteeloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekkoon xale bu toll ci fukki at ak ñeent juróom ak yooyu daan def yu kéemaane di wax yu kéemaane sallallahu alayhi wasallam jóg ñu di ko seet ba xam lu mu làmboo keroog waxtu takkusaan mu ko fekkee ci ay xale la ay moroomam muy fo yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxe ko gannaaw dóor ko ci mbagg boobu mi ngi ànd ak Seydina Omar ak Seydina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma bu mu ko dóoree mu siggi ne wëlbët jàkkaarloog moom mu ne ko xam nga ne maa yonent bi yàlla yónni ci jaam yi mu ne ko waaw xam na seede naa ne yaay yonentu arab yi moom comme yahuud la woon génn dugalul boppam ci ñu ñu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nëbbal naa la takkam lu ma nëbb
fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nëbb aaya jooju ci suur duxaani fartaq yawma tasma'u bi duxaanin mubiin Saafi ne ko ku wa dux ndoxale ci duxaan maanaam daanaka xam na li yonent bi wax Muhyiddin Ibn Arabi wax na foofu ne sallallahu alayhi wasallam dafa xalaat ci xelam rek laaj ko loolu waaye bu fekkoonte ne suñu borom moo ko ne laaj ko nangam kon Ibnu Siyaad du ko xam mukk Ibnu Siyaad ni ko wa dox mu ne ko yow li lay dikkal na mu demee mu ne ko ñaara may dikkal kenn ki lu ma wax dëgg la ki ci des dana ma war mu ne ko laqad xullita al amru alayka yow dañoo jaxasi sa mbir ne ko ixsa falan ta'duwa tawrak sori fële doo wees fa nga war a yem noonu sallallahu alayhi wa sallam itte woon kii Saafi ibn Siyaad dañul benn bi fi mu jóge ci mbooloo mi mu ànd Sidna Omar a ngi ci ba tey ñu dem ci benn tata ci tata yahuud yi nga xam ne ñoo wër Madinatul Munawwara fi nga xam ne fi la ibn Siyaad nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu mu àndal ñuy làqu ci garab yi tàndarma yi di yoot di làqu di yoot waxtaan naa ko ay yoon ba jub Ubaydullah ibn Siyaad Saafi mu ngi tëdd ci buntu néegi yaayam mu ngi teg benn furno bi muy wax mu ngi jabatu sallallahu alayhi wa sallam di koy yoot ba jege ko yaayam ni ko Saafi loolu Muhammad nga mu dal ni bërit du daw dugg ci néeg bi sallallahu alayhi wa sallam ñax bu ko yaayam bàyyi woon ma ak si mbërëm dina leer ñu seet dana jékki-jékki rëy ba fees mbedd mi ay xew-xew am na xew moom ak Abdullah ibn Umar ak ñeneen xew mu doon deme màkk wante mu dina tuub waaye jullit ñi lakkal ko dajjaal ba mu sonn mu ne man daal nit ñi lakkal nañ ma te ñoom yéen saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war ngeen a xam ne comme sama mbir réer ñoom sama mbir waru leen réer ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ibnu dajjaal ñëwat lay doon man tuub naa dootuma ñëwoon neewoon na dajjaal du dugg Makka du dugg Madina man maa ngi dëkk Madina maa ngi nii jëm Makka neewoon na dajjaal du jur doom man jur naa doom may leen ma jàmm du ma dajjaal mu ne nag waaye nag fu mu nekk xam naa ko de su ne la nga de yow ci dajjaal jëlee yi nga bokk boo dul dajjaal du mag may doomu aadama bi xalaat ne mbirum yàlla lu réer yi la lu diis yoo xam ne lii teg na doomu aadama ci diggante boo xam ne lu dul doomu aadama ñu ko fa ودي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة الدين بكو سنو بروم عز وجل يكتي ci mbindeefam yi kan moo ko attan kan moo ñu ne boobu responsabilité lépp lu gën a dëgër ci mbindeef yàlla yi ñu wan la ko nga ragal gëmm wan ko gannaaw la hawla wala quwwata illa billah doomu aadama rek nangu koo taawu ñu responsabilité lu mag mu occupé position boobu nag ñëw ci àdduna daraam nii ñu seet ëllëg léppam bis bu mu juddoo ba jooy bi mu njëkk a jooy ba keroog ñu koy doggali bis bu duggee ci bàmmeel lépp dana ko bind daam ci mooy gémmiñam gi tax ni tamit xalimaam bi mooy baaraamam bi càngaay yi ñu ko sànge ci la koy bind mooy këyitam lépp nag ñaari malaayika ngi nekk ci ñaari mbaggam yi xam nañu ba xam li muy xalaat dara lu leen ci ump amul kii bind lu baax kii bind lu bon kii bind caaxaan kii bind wax ju dul dara kii bind wax joo xam ne dafa bari dox diggante nit keeg xalaat yàlla wala def lu koy jëriñ ci àddina wala ci àllaaxira lépp ñu bind ko di ko seet ëllëg lu ci jëmoon ci yàlla li perte nit ki yéene suñu borom mi nga xam ne moom dong ko xam teewul ngir saxal aw lay ci kawam ëllëg mu boole kooku malaayika yooyu koy seet nit ki nga xam ne mën na nax sax doomu aadama yëpp waaye bu yàgg ba mu mën nax yàlla wala bu nax malaayika yooyu Sayyidina al-Hasan al-Basri ne topp na ci benn néew bu ñu tàdd di ko yóbbu ñu ko ñu àgg ci bàmmeel yi ba yenn ku ko mu dégg benn jigéen ne
ngeen waa bàmmeel yi gan gu foor bu rëy ñëw na ci yéen waaj leen Seydina Al-Hasan Basri radiyallahu anhu dégg kàddu gu jóge ci biir bàmmeel bi nitu yàlla la woon koo xam ne suñu borom may na ko muy dégg lu nit ñi dul dégg di gis lu nit ñi dul gis mu dégg kàddu gu tànk ci kaw naan waa di kii gan gi ñëw dikkee na leen bàkkaar yoo xam ne yi mu ëpp montagne yi gën ko rëy gën koo diis ñu umpale ko bi mu déggee baat boobu mu gis néew bi nga xam ne ñu ngi koy yenni ko mu naan bag jël lox moom ci boppam mu daanu xëm mu Seydina Al-Hasan Basri radiyallahu anhu doomu aadama bi xalaat diggante boobu li fi xew te buñ ko seetee fii ruuxam di rote lu muy tiis ak jaar-jaar yi mu fiy jaar lu ñëw gannaaw de lu mujj ñëw rek gën a tiis lu mujj ñëw gën a tiis lu mujj ñëw gën a tiis ba keroog ki di nekk ci bàmmeelam doomu aadama yi ñëw yenu ko ba denc ko foofu fàtte ko nekk seeni soxla moom def seen mbég rek ba keroog saa di taxaw nit ñi fàtte ko lu dul ñaan bu ko fa fekk bu ko jëlee ci nit ñi dund waaw sallallahu alayhi wa sallam nee na néew ci bàmmeel mu ngi mel ne ki lab ci géej amul mel ni pexem boppam lu dul xalaat ku ko soppali moom lay xaar ni ko noonu néew bi ñaan bu ko fa fekk rek lay xalaat ba keroog ñuy ëf buft ak suuf malaayika mi koy ëf li keroog bis penc baa ñaari ëf moo am bu njëkk bi ci lépp lu doon dund dee lépp lu doon tooy wow te mooy faxul fi suuri fa fazaa man fi samaati min fadlin illa ma sha allah kunna tayyiba akhirin wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahabi subhanallahi alladhi atqana kulla shay wa huwa al-maghfur donc bu njëkk bi la lépp di raaf alquran li mu setti mooy illa man sha allah lépp xam lu dul ñuy soob yàlla bu tàmbalee njaa àll yi ci àll bi gaynde yeeg seggeeg yooyu dañuy tiit ba daw di làq si ci nit ñi di leen wéttandikoo doomu aadama yi kenn ku nekk sa xel réer ñu continuer di ëf wala lépp sedd adduna bi di ngelaw ñeen fukki at ñu soog a ëfu ñaareel bi ñëpp dekki suur bi maanaam bëj lu mel ne bëjjën boobu nga xam ne moom la malaayika yi sax war koo ëf roo yëpp daje ci biir bëjjën bi xam ne bu ko ëfee mooy ëfu ñaareel bi roo yi tasaaroo dal ci bàmmeel yi doomu aadama yi bu ko commencé ëf suuf si fett di xar woote bi tàmbali mu dal di woote yi yéen jëmm yu ràpp yi yéen yax yu seey yi yéen borom bët yu yulliku yu sottiku yi yéen borom cër yu dagg tooy yi jóg leen wuy seen borom jóg leen ngeen dajeeg moom ci pàkk bu yaatu bi ñu àtte leen nit la pëllet mel na ko defet boobu génn ci suuf si doomu aadama yëpp ñu ko sallallahu alayhi wa sallam waxe tubxasin xurratan ufaatan waraatan ñu dekkiwaale mar woo xam ne mosuñu koo mar xiif boo xam ne mosuñu koo xiif coono boo xam ne mosuñu koo sonn tiitaange yoo xam ne mosuñu koo tiit lëndëm gu tëx kenn du gis sa morom dara warul kenn ñëpp way rafle la ñuy doon doomu aadama yëpp rafle dara du leen wër kenn du siggi ku ci nekk sa wewu tànk ngay xool dox jëm ci bërëb ba loo dégg lu dul tànk yi ndànk lay dal ci suuf loo dégg lu dul loolu laa tas moo illa hamsan jëm ci bërëb xam ne muy bërëbu tiitaange bi bërëbu layoo bi bërëb bu doy waar keroog lu lépp leer doomu aadama def moom dong kenn seediwu ko lu dul malaayika keroog mu leer Seydina Ibrahima nabiyullah alayhi salaatu wasalaam moom la ñu njëkk a wadd ñaari malaan yu jóge àjjana ko waddee ba noppi wadd yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yére yoo xam ne
adduna bépp nit ñi mënuñoo àttal sax jàkkaarloo moom bu baax doy waar. woote boobu ñuy woo doomu aadama yi bu ñuy ëffee bufta bi day mel ne kenn ku ne ci sa biir nopp lañ ko woowaay mu xumb koo xam ne bu dee wéyul woon da ngay dal di dee fi saa jant bi ak weer bi ñu falan ne tasaare biddiw yi lëndëm gu tëx yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa as-samaawaatu wa barazu lillahi al-waahidi al-qahhaar. bu nit ñi dekkee ñu tàqalikoo la ñuy doon kenn bokkul sa morom melo kenn niroowul ak sa morom kon du xool sa morom. ñii dañuy dekki nekk ay noppi jaboot mooy ñan mooy ñi daan rambaaj di jaxasi nit ñi ñuy xulóor di xeex wala ñuy noonoo wala ñuy bañante koo ñëw ci moom wax ko lu dul noonu ci moroomam mu dal di am lu mu ko fasal ci xolam ak lu muy jëflanteeg moom te bu dul woon wax jooju loolu du am loolu bu ñuy dekkee ay noppi jaboot la ñuy doon. ñi dekki de ay mbaam xuux ñoom mooy ñi daan lekk riba ñoom la ñuy sàbbi ci melo woowu masxalin ci leen melo woowu ñii day muy saxabona fi néeri ala wujuhim doo ko mas a saqar ñii la ñuy dekki bu ñu doxee seen tànk day jëm kaw seen kanam gi la ñuy këpp ci suuf di ko doxee di dotti ñu mbott ñun ñooñu daan lekk riba ñii bu ñu dekkee dañuy gumbo qaala rabbi lima hashartani a'maa wa qad kuntu basiran qaala kadhalika atatka ayatunaa fanasitahaa wa kadhalika al-yawma tunsaa wa kadhalika najzii man asrafa wa man yujzi ajrahu fal-'adhaabu al-aakhirati ashaddu wa abqaa. ñooñu ñu daan jàng ci àtte ñuy dekki tëx ñooñu ñi nga xam ne dañoo gisal seen bopp yëg seen bopp naw seen jëf jàpp na ñoo gën ñeneen ñi dekk di yëy seen lam ni mu bocc ko ba ak seen ñoomi tànk yi mbélu mi di sottiku ñu xew ku ne kenn mënu leen a jege mooy borom xam-xam yi nga xam ne li ñu daan wax dafa wuuteeg li ñuy jëf ñii ñu dagg seen cër yëpp seen tànk ak seen loxo ñuy bërëwu ñooy ñi daan lor seeni dëkkaale daan lor seeni dëkkandoo bu ñu dekkee duñ am loxo duñ am tànk dañuy bërëngu ci dagg bi ci par dadd bi ci puso yi ak lancet yi ci xali safara yi ci la ñuy bërëngu duñ am tànk duñ am loxo ñii ñu solal leen ay jàllaabi yoo xam ne goudron la bu bax mooy ñi réew amul dara ci woyof dañu rëy ñii ñu daaj leen ci lu mel ne ay garab ci biir safara ñuy yëngal garab yi di dox ànd ak moom mu ñooy ñi daan agent secret di dem ci buur bi di boole ay nit wala kilifa réew yi di boole ay nit diw nangam lay def diw nangam diw nangam ñi nga xam ne dañoo toppoon seen bànneex lu dul lu leen neex rek ci lekk ak naan ak wax nga xam ne duñu xalaat dara duñu wattandiku dara nu mu leen neex rek yàlla may leen wërsëg ñu di ko noncé ñooy xasoo xet goo xam ne nit ñi li ñuy nekk ci tiis xet googu dana leen lor am na ay laaj kon nit ki am na gànnaay ñu continuer tuuti bopp am na gànnaay am na lu mu war a yar fandoo lu war a sukkandikoo ci jaar-jaar yooyu nekk ci kanamam te buñ ko am lu di duy lay la ëllëg muñ ab kala boo xam ne lu ñëw dal ca muñ ci adduna gannaaw muñ moom ñetti marque ba la asabru sëñ bi wax na ko ci Masaalikul Jinaan asabru an asabru ala ak asabru fii asabru an mooy muñ bi ngay muñ ba li nga bëgg te yàlla tere ko nga bañ koo def
xeex ak sa bakkan ba not ko muñ lii la neex te du li gën kooku tuyaabaam xëjul ci adduna waaye moo gën a néew ci ñett yi ci ñaar yi ci kanam ñi ciy des bu ñaareel bi muy asabru ala yàlla teg la tiis wala fitna nga muñ ko ndax ñoonu jàmbat tawat yàlla la te yàlla tawat ko araam na li mu la teg boo dee julli danga war a gëm ne lu baax la ci yow benn mu bëgg a far say bàkkaar te jéggaluwoo ko mënuloo ko jéggalu tuub ko mu teg la loo xam ne dafay tiis ci yow nga xam ne moom moo la ko teg jàppalu ne benn bindee fa la ko teg mu faxas sa bàkkaar yooyu wala mu yéene la ëllëg daraja joo xam ne wala jàmm joo xam ne ci bis bu nga xam ne ci la jàmm ci jafee te sa jëf mënu caa àgg mu teg la tiis woo xam ne moo lay joxi daraja yooyu ni sallallahu alayhi wa sallam waxe ne dana am doomu aadama yoo xam ne dañ leen di yeew ak buum ay càllale di leen xëcc jëme àjjana ñu délloo ñu leen di xëcc bañ mooy ñi nga xam ne fu su ñëwee jëf ju leen mën a yóbbu àjjana mooy leen safara yàlla teg leen tiis bi nga xam ne naqari na leen bañ nañ ko te tiis boobu moo leen di yóbbu àjjana moom la misaale dañ leen a yeew ci ay càllale ak buum di leen xëcc jëme àjjana ñu bañ di daas leen di tiiru ak sabru ala payam ëllëg ci daraja ci xéewal ci yee ci teraanga kenn xamul nu mu toll moo ëpp sab muñ li mu njëkkoon wax catégorie muñ bi ñu waxoon sànq bi li gën a kawe mooy asabru fii rajulu man yasbiru fii baliyatin wa ni'amin xaysu tafi fa rajulu man yasbiru fii baliyatin wa ni'amin xaysu tafi dëggi waaja mooy ki nga xam ne bu ko musibaat bara dalee bu amee xéwal gi gën a màgg ci xéwal yi ñëpp day muñ fii nag mooy asabru fii mooy muñ ci xéwal yàlla xéwal la wërsëg bu bari ak jàmm ak aafiya nga dellu sa bopp ba loolu du feeñ ci yow yaa ngi ciy génne xaq yàlla di ci dimbali ñi nga war a dimbali bewuloo fakkuloo sa bopp yëkkatiwoo sa bopp te ci kaw nit ñi defe ne yaa leen gën da ngaa dellu si ba tolloog ñoom yem fa nga yemoon déclassé woo yaa ngi ci classe sociale ba nga xam ne ci nga nekkoon bi xéwal bi ñëwagul yaa ngi ca ba tey doo fàtte ñi nga xamoon démb te ngay dimbalee di sarxe di joxe addiya di dimbali ñi nga tane di xettali ñu nekk ci tiis kooku muñ googu mooy li gën a jafe ci muñ yi nit gën a bari ci nit ñi bu ñu ñàkkee ba yàgg ñu am maanaam rek yu wolof di wax bu ñuy reggee bajantu mooy bu ñu saxee béjjën rek la ñuy daanee ñuy dal di wax du ma sa morom di nangam maa la nii maa la nee dañu moom mooy li gën a jafe ndax am xéewal gu mag te bewuloo nit dëgg ku am maanaa rek moo ko mën kooku mooy asabru fii moo ëpp daraje ci ñetti xeeti muñ yooyu ñu wax nit ki alalam ci ko lew mu yëkkati ci dara ngir yàlla def ko ci yoonu yàlla moo xam nit la ko jox ko yeyoo moo xam daf koo fanqe lu ñaaw wala daf koo yokkee lu baax mooy ñu nga jënd ba mu jar jënd jëf lu mu doon leneen mën na ca dugg yàq ko ba mu def loolu mooy li nga jënd yaa ko moom jullit bi kon waru la ñeetaane waru la ragal ndax bu fekkoon ne yàlla def na ko mu dumbul tax lu lafañ di raam morom yëpp ak ñi ko wër wér nekk ci jàmm seen cër yëpp mag ñu am xaalis bu dul jeex xamul ku ci ëpp xéwal moom ndax li ko dal lépp ci dundu adduna gi rek la bu gàtt gi te ci bari mën na dañ li tax yàlla teg ko xamul lu mu doon mën na am bu ëllëgee du ko seetal dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taxawaayu bis koy jibee juróom fukki junni at yooyu
nee na am na ñoo xam ne julli ñaari rakka ko gën a tiis ci ñoom te loolu yàlla tegoon tiis ci adduna boo mën xiyaam képp ko amoon aafiya da nga leen ñee ndax seen tuyaaba ju màgg ji nga xam ne kenn mënu koo peese kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo natt kenn du ko meete rek dañ leen koy jóoral rek te ñoom sax amuñu ay balance yu ñuy peese seen jëf yu baax ak yu bon amuñu téere wala ahli balaa laysa lahum mizaanu wa laysa yuncharu lahum diiwaanu ñii suñu borom tegoon ay balaa ci adduna bu ëllëgee ñoom lu ñu taxaw ca kanam balance ya ñu seet li ñu jëf ci lu baax ak li ñu jëf ci lu bon ñu amee loon xaq duñ leen taxawu di jël seeni xaq ci ñoom amuñ sax téere yi nga xam ne ci la ñuy seet nit ki ndax moom tiit dana tax yooyu yëpp ñu seetal ko lépp loo ci xam ne xalaatoon na ko ba mu yàqal ko dara rek bu ëllëgee mu ko gis ci fee kon moom jar na ko iman nag alladina yuminuna bil xaybi gëm mu ngi aju ci kumpa loo gisul làmbuloo ko daj ko xeeñu la xamuloo fu mu nekk loolu mooy al imaanu bil xaybi dañ lay wax rek nga gëm ndax xel fa mu yem gàtt na ngëm da ko sut dafa mën a àgg ndax da ngay gëm yàlla gëm ne yàlla am na mosuloo koo gis mun la fexe ba gis ko ndax laa tudrikuhu l-absaar wa huwa yudriku l-absaar wa latiful xabiir waaye yow gëm nga ne am na ngëm leeru xol la xolay nangu xol la yàlla di bindee melo woo xam ne borom dafa war a texe ëllëg liñ ko wax te kenn wanu ko dañ ko wax rek mu dégg ko mu gëm ko nangu ko ba wóolu ko ba gën koo gëm li muy teg loxoom di ci teg bëtam ndax bu fekkente nit ki xel dana yee nit dana ko gundi dana ko wommat waaye am na foo xam ne àggu fa ndax xel mi ci àdduna la tàmbalee te ci lay yem lii ngay gis ci àdduna ci ngay xiyaas lañ lay wax ëllëg bu ko defee xel mi mën na leneen loolu mënu la nekk buñ ne lee Europe gépp ak Asie ak Afrique ak Amérique Australie mën na dugg ci butéel bii boo ko xiyaasee ci li ngay gis ci àdduna da nga naan mënu la nekk fekk na li ngay faral di misaal rek le monde des dimensions maanaam adduna bi nga xam ne distance yi ak réyaay yeeg tuutuwaay yi moo ci nekk ñu di ko jàppee adduna boo xam ne demunu fa muy mbiru roox rek bu boobaa réyaay boobu ak tuutaay boobu jege boobu ak sori boobu dootu am te lu ci bari bu ñu la ko waxee boo ko xiyaasee ci li ñuy gis ci adduna ñu ci bari yenn yi da nga naan xaw ma ne muy amee wala mënu la am waaye nag yow mi nga xam ne amuloo xam-xam boobu doy na rek qudratullahi kàttanug yàlla nga xam ne gannaaw yemuwul fenn te dara mënu koo të nga daal di nangu rek loolu lépp ndax nit ki li kéemaane si moom rek mooy lu ñu mësul a gis li mu xamut waaye li muy gis li mu yéeme day dem ba miin ko ba nga xam ne dootu ko waar sax dee dara gënu koo tiis waaye dem nañ ba dañuy yenu ku dee dem suul ko dellu si toog suñu kër di waxtaan du ñu yàqal dara dañ koy dal di fàtte sax lu tax dañ koo miin rek nit ki bu mosul woon a gis jaan wala luy niru jaan ñu ne ko am na luy dox te du am benn tànk mu ne lu amul tànk na muy doxe loolu nga wax waaye gis bu ñu koy gis du ñu yéem du ñu waar ko yàq lu kii ñu bari noonu safara ku ko mosul woon a gis mosuloo xam luy safara ñu ne la am na day loo xam ne boo ci jàppoon lu toll nii mën na lekk dëkk bi yëpp bu gisatul lu mu lekk dal di dee loolu mënul nekk ndegam ci adduna kon moo am yoo xam ne dañ koy miin rek ba nangu ko waaye buñ ko mosul woon a gis da ngay defe ne lu mun la am la rawatina beneen monde maanaam beneen adduna beneen kawnu boo xam ne dafa opposé bii maanaam dafa safaanoo bii rasan ala aqil xam ne kon yow ma xeam yi nit ci wax yëpp lu mën a nekk la ba nit ci bu fekkante ne sax jaamu yàlla dëgg gi gën a sell boole kooku saxoo tur yàlla ak wattandiku ak di wéet di xalaat ba basiraam ubbiku day jàndoog yooyu yëpp lu mën a demee nga gis ne li nga xamee ne
wàllu yu mën na def boppam juróom-ñetti nit kenn ku ci nekk niroog moom ba boo ko gisee doo sikki sàkkani moom la boo ko waxee koo xam ne xamul mbiru wilaaye daf naan du dëgg. jinne sax am na ñu dem ba di ko weddi te jinne ji mën na jël forme bu ko neex malaayika mën na ko te loolu yëpp lu am na fii ci àdduna ñu dem a dem ba mu leer leen ci ay wasaayil mu leer leen nañ rawat ni bu ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi gi reer nañ ba tëdd mu tëdd ñu leen ñuy tëdd bi ñu yeewoo mu nekk li leen fu mu jaar ba dem Baytul Muqaddas xam ne dem bi weer la dikk bi weer mu dox ko ci guddi gi loolu di lu tuuti mu jóge fi bëtt juróom-ñaareelu asamaan ba dem ci xaw na raf na ko si benn si bu fekkee ne xiyaas ko ci adduna bi ci warwaay yi muy warre ak distance boobu da ngay daal dina loolu na mu mën a nekkee te fekk na masalatu xijaab la ci ay kiiraay la ñuy muri du masalatul masaafati lu leer la lu nekk mën a am dina yàlla yu ne diiwaanu awliya yi ci sama biir dënd bii la nekk ci la ñuy daje yow mii nitu kese xamuloo tasawuf dëgg xamuloo mbirum roo daf lay jaaxal moo tax yi ñuy nekk li àllaaxira jot ba nga su fekkee ne am na ay laaj ma gàttal ko fii ndax xam ngeen rek li mbir yi demee béréb yu bari jaar nañ fa def ay waxtaan te fi mu ne noonu ñu bëgg jóg ñi am fu ñu fanaan ñu dem bu soobee yàlla dañu seet rek mënuñu leen kii ñu dugal leen ci programme bi waaye dafa xat ngir jéggal ñu rek su fekkoonte ne suñu kii la suñu sago la waxtaan yi gën a gudd waaw. waaw laaj bi ci njëkk Assane Fall mooy laaj Bilaal mi nga xam ne moo daan nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dafa dégg ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bëgg a may doomam waaye mu woon ak li ngay ñëw moo tax may mbëlëb ñu laaj ko xam nga lu wér na wérul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran yi njëkk ne ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nañ ne la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bi taqwa wax wala li aswada ala ahmar wala li ahmar ala aswad alaykum bi taati walaw kaana abdan habashiyan walaw kaana jooju sax dafa bàyyi xel ci li nit ñi miin ni ñu suuxale nit ku ñuul ndax nit ku ñuul moom ko xam dara xam ne ñuul ak weex du lenn muy mel ne xar mu ñuul ak xar mu weex taasir géographie rek la influence rayon ultraviolet yi nga xam ne ñii dañ koy recevoir mu oblique ñii direct ñi koy recevoir mu direct naka nun nga xam ne suñu peau day réagir muy pigmentation bu pigment yi bare muy ñuulal yaram du lenn kooku du dara wax ma la yonent yi fi seen xam-xam tollu ak li ñu dikk ngir dindi ci nit ñi rëy ak wane ne kii gën kii ci lu dul ragal yàlla mu dikk ngir loolu bu saxalee loolu ne fii doon naa ko bëgg a may sama doom waaye dégg nga du ma ko may ndax dafa ñuul day mel ne kon li mu tabaxoon moom moo koy jéem a màbb déedéet du loolu Sidna Bilal mësula ñaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam doomam Sidna Aboubacar ak Sidna Omar xanaa ñoo gën a fort ci jullit ñi te ñëw na ñaan Fatima yonente bi sallallahu alayhi wasallam defu ko mu may ko Ali te ñoo biir ko weex lu ko waral xikma la boo xam ne moo nekk ci biir ndax Sidna Ousmane di ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam njëkkee may Ummu Kulsum mu faatu mu may ko Ruqiya feebar tawat ba bi ñuy dem Badar fekk ko ci tawat bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne Sidna Ousmane toogal nga toppatoo ay mbiram bu ñëw ànd ak ñun moo tax Sidna Ousmane demul Badar waaye nag boo limaal nañ ko si ñi demoon Badar ndax xolam dafa ànd ak ñoom ni ko Sëñ Tuubaa waxe ci mimiya il qalbu ne la siyama al xulafa Siddiq ba Omar Ousmane wa Aliyun bughyatul ulama mu dal ne il qalbu Ousmane fihim kal ghuzaati maam amma salaasatu fal izhaaru man bahama li tax ma limaale ko moom Ousmane mu ñeenteel xolam mu ngi ànd ak ñoom niki ñi doon xare yëpp noonu la Ousmane amee tuyaabay ñi doon xare noonu la xolam àndee woon ak ñoom am na salaata bi ñett yi des nag muy Aboubacar Omar ak Ali moom fan izhaaru man bahama kooku nëbb réerul kenn ku ne xam ne ne demoon nañu Badar bu nga xamee ne Seydina Ousmane toog na ci Medina di def tam réew mi Sayyidatuna Ruqiya bu faatu bu denc ko bu ndikkee Seydina Omar dafa dem ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Seydina Ousmane amul benn soxna fii mu nekk bu ko bëgg a jox Hafsa nii doomu Seydina Omar Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko téyel sa doom danaa jox Ousmane ku gën sa doom
te sa doom it danaa ko jox ku gën Ousmane Sidna Omar jaaxle ki gën sama doom ki gën Ousmane kan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fab Xafsa jox boppam ñu ko xanaa maa la gën mu ne ko waaw mu fab doomam muy Fatima da buy ci booba mu ki lee booba ki lee gaañu woon Umu Kalsum mooy njëkk gaañu jox ko ni ko kon sama doom ak sa doom ku ci gën mu ne ko sa doom mu jox kon Sidna Ousmane ku gën doomu Sidna Omar fab doomu Omar jox ko ku gën Sidna Ousmane muy loolu loolu lépp nag maanaam politique bu l'islam la woon dafay gudd sax bu ma ci demee ci li nga xam ne daal mooy li gën a gàtt moo di ne loolu ñu xalaat sore naag li am Sidna Bilal mosul woon ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomam xelam xalaatu ko Sayyidatuna Fatima ñi ko jiitu nag ñi ko jiitu di ñuy juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xalaatul sax ñenn ñi booba yónneeguñ ko ñenn ñi booba xalaatul ne dana génn Màkka sax ci métti na di nga boobu te jamono yooyu ñooñu Sidna Abubakar jëndegul Sayyidina Bilal te ba di ko ci leen ba di ko waaw kon loolu weddi na loolu bi nga xam ne nag dem nañ Madina te nga xam ne doomu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yëpp joxoon nañ leen yeneen Sayyidatuna Fatima fa nekkoon te Sayyidina Bilal mosu koo xalaat Sayyidina Omar ak Sayyidina Abubakar ñoo ko mosoon a ñaan waaye mosuñu koy ñaan loolu kon ñu wax lépp nag soree naag li am dara sosowu ci sëriñ Xaadim Fall moom day laaj moom dina dégg mu ne bu saa taxawee bàyyi du faale doom dëkk bu faale jabaram ndax loolu dëgg la wala déet li ci taw itam mooy sëriñ bi nga xam ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam. yéen mbooloo bi ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci teewaay bi te di leen jox ndigal loo xam mi ngi tukkee ci président dayo bi muy xam ne ni ñaar ñi nga xam ñoo yor mbuus yi di wër mbooloo mi ndigal lañ ci am kenn koo xam ne kii am nga yéene joxe addiya ak passifam loo leen jox dina acte bi jërë ngeen jëf. ci taw moom sëriñ bi nga xam ne dafa am ay taalibe ñu ko jox di ko liggéeyal di ko jox addiya bu boobaa na muy dem Alxuraan moo wax loolu yawma yafirru al-mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi li kulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughniih loolu luy am la inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'aziim yawma tarawnahaa tadhalu kullu murdi'atin 'ammaa arda'at wa tada'u kullu zaati hamlin hamlahaa wa taraa an-naasa sukaaraa wa maa hum bi sukaaraa walaakinna 'adhaaba Allaahi shadiid waaye loolu ay jamono la yuy am ci jamono yëpp ñi nga xam ne muy sëriñ si nga xam ne manal nañu seeni taalibe dara fii lañ koy lijjantee ba mu leer loolu moom maa ngi ko nangoo booba ban laay moom man moo tey ji laa yemale ci maam Cheikh Mbaye benn bis mu jógee ca kër Buxaari yi naar ba daan jaay téere yi nee na mu dikk ne naar bi de lim ma doon laaj naan ma waaw gannaaw sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu ne da nga jaar ci juróomi tolluwaay yoo xam ne doo tal kenn dul sa bopp yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a jàllale seen bopp jàllale leen mbooloo na ngeen di def nee ma ne ko xanaa yow xamuloo dara kuy nekk ba booba nga di ko jéem doo ko mën fii nga koy waxanteeg sama borom ba mu leer sooy ba bañ ngeen gis bañ ngeen a dégg waaw loolu mooy am kon loolu ñu wax dëgg la mooy li ñuy wax l'état général maanaam mooy kii rek bokkul ak particularité yi daal ci misaal ay diggante la it yoo xam ne dañ koy weesu dégg ngeen sànq mooy wax ne Seydina Omar bi muy wax Kaab naan ko waar na te mu ne ko boo dikkoon saa ak jëfi juróom ñaar fukki yonent da nga am saa yoo xam ne doo tal lu sa bopp waaye kon ay saa lay doon xam nga ni Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi mu faatoo Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu nee na amul benn bindeef gannaaw yonent yi boo xam ne dajeeg yàlla ci jëfam doyee na ma ni ma dajeeg suñu borom amee jëfi Omar doyee mu ne kon Omar ku doyee waaw te nee ñu benn rafet la ci rafeti Abu Bakar waaye ñu ñëpp teewul yonent bi settiwul kenn ci dammatul xabri boobu agit tollu ay bis yoo xam ne yi nga gis ndax bu keroogee li lay wan ne tiit bi moom dana matale ba sidna si yonent yàlla Ibrahima ci boppam naan suñu borom maay sa xarit man Ibrahima maay sa xarit sama bopp rek laajuma la xeet li kenn sama bopp rek laa tal loolu ku ne xam ne ndegam Ibrahima bi nga xam ne gannaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci mbindeef yi moo gënal yàlla ci mbindeef yi ba yàlla ci bopp moo wax ne Ibrahima wattaxaza Ibrahima xalilan kon jaar yooyu mënu la ñàkk waaye nag fankul dara ci la yàlla mayee woon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yadxulu fi shifaati rajulin min ummati mislu rabi'ata wa mudar lu toll ne giir rabi'ata ak giir banu mudar yépp lu bare ne ñoom benn waay rek sama xeet yi dana ko rambu rabi'ata ak mudar moo ëpp wala fab tukkulóor dañoo bari ba bëgg a dee kenn nit rek di leen rammu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kuy rammu kay waxtu wa ngay rammu amuloo njàqare amuloo jaaxle amuloo tiit sa bopp itteelatu la waxatoo man sama nafsi kon nafsi ay diggante dong la yoo xam ne suñu borom dana si jaarale jaam bu nekk waaye du fanq dara ci lim mayewoon lim mayewoon te du ko jëmm ja dem banaan wajhu llazi yuhibbuni yabyaddu yawma wujuhu su'adaa tabyaddu képp koo xam ne sopp nga ma bu keroogee sa xar kanam day leer nañ te boobaa ñi texe dong da seen xar kanam di leer lu ko yàlla wax loola xamal ko mu wax ko nga xam ne ñëpp gàddu nañu responsabilité te ñu bokk ci kumbalul awliya yi du caa jëm dañoo ñemee bor dañoo am pay te lu ñuy def lu ñuy làmbatu wala rafet njort leen te yóbbu ndax ñàkku gor caaxaan lekku ko xëy na ba jaam di am ni jënd ci alalam jaamam jaam bi nga xam ne yoon nangu na ko te loolu diggante bu gàtt la woon ci jamono kooku sañ na lekk ñu xam ndax moo ko jënd ci alalam waaye loola dafa dal di gaaw a weesu léegi gor fu nekk yaa moom sa alal bu la nit waxee lu tax ëllëg mu nax la ba lekk sa alal boo yoma xëyaamee da nga jël sa xàq ci moom bu la mënu la xettal ñooy nag moom dañ ko xam ay tubaab ñoo ko posé. J'aimerais savoir comment un non-musulman pourrait s'approcher du mouridisme de la façon la plus correcte. Nous avons pris de répondre en français. ay mbokk tubaab yu nekk fii ñoo doon laaj. français la waaw. ñu bëgg a xam. nan la ku nekkul jullit. mën a bokk ci mouridisme wala mu jege ko. ci façon bu correcte daal. waaw loolu laaj ñu nag ñu bëgg ñu répondre en français. M'excuser, je m'adresse à nos frères humains qui vont poser une question qui me paraît très importante. Il faut que j'y réponde. Je m'adresse à vous, mes frères humains. Je vous dis que le mouridisme est dans le cadre de l'islam. Donc, c'est tout à fait réservé aux musulmans. Mais c'est une méthode spirituelle. Vous savez que les grands saints sont des médecins. Les hommes sont des malades, mais maladies spirituelles, pas des maladies corporelles, mais des maladies spirituelles. Cheikh Ahmadou Bamba est parmi ces médecins. Il a ces méthodes de guérir ces malades qu'il avait établies en parfaite connaissance de cause, étant un chef spirituel d'une catégorie supérieure. Avant d'établir cette méthode qui est appelée le mouridisme, il avait beaucoup écrit pour enseigner sa méthode qui lui est propre, pour laquelle il n'a imité personne, mais qui lui est personnelle, parce que les grands saints qui ont appelé à leur voix, ils ont chacun sa méthode. Il a établi donc dans le cadre de l'islam seulement cette méthode. Si quelqu'un a le désir de l'appliquer en lui-même, dans le cadre de la spiritualité générale, ça revient à une éducation parfaite. L'homme doit s'éduquer parce que dans la vie, il y a toujours des leçons que l'homme peut tirer de ses actions, des événements auxquels il assiste, des observations qu'il fait lui-même, des faits qu'on lui raconte, puisque l'homme n'est jamais parfait. Tant qu'il est en vie, il a toujours des leçons à apprendre, des comportements à adopter. Si Cheikh Ahmadou Bamba appelle ses adeptes à être corrects dans leur vie commune ou individuelle, on peut bien imiter ces méthodes. Il a beaucoup écrit, il y a un ouvrage pour les adeptes mourides qui leur donne une ligne de conduite qui est très correcte, qui peut être aussi adoptée par les non-musulmans. Mais il y a quelques craintes. C'est que
le milieu où l'homme se trouve n'est pas toujours prêt à accepter ou à favoriser certaines conduites ou certains faits. Il demande au mouride d'être correct envers lui-même d'abord et ensuite envers son prochain. De souhaiter pour lui-même ce qu'il souhaite pour son prochain. D'être honnête dans le traitement de tous les humains, qu'ils soient musulmans ou non, d'être humble ou modeste, de ne pas être prétentieux. Quand on traite quelqu'un, on le traite d'égal en égal. Et chaque fois qu'on peut aider son frère humain, on ne doit pas hésiter à le faire. On ne se considère pas au-dessus d'aucun être humain. On doit également être toujours prêt à aider son frère et aussi à apprendre pour se continuer, se perfectionner, parce que la perfection n'est jamais atteinte au plus haut degré. Donc, l'homme doit toujours s'assujettir à un certain musulman. Là, il médite. Cheikh Ahmadou Bamba a appris comment on doit méditer quand on est seul. On réfléchit et là on tire des leçons, que ce soit dans la vie matérielle, dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. L'homme doit toujours songer à sa mort. Comme il croit à un Dieu, pour les musulmans, tout ce qu'ils font, ils le font pour l'amour de Dieu. Ils sont toujours conscients de recevoir la monnaie de ce qu'ils ont planté et que tout ce qu'ils auraient fait, ils auront donné les conséquences. Peut-être ici-bas, quand on est sur le lit de la mort, ou dans ce qu'on appelle le barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire, vous savez qu'il y a 5 sortes de vie. L'homme, en général, vit dans le sein de sa mère avant d'être mis au monde. Là, il y a un rapport spécial entre le corps et l'âme. Il se parle de l'âme charnelle. Il ne parle pas encore de l'esprit. Mais quand il est mis au monde, le rapport change. Parce que quand il est dans le sein de sa mort, il est totalement détaché de ce qui se passe dans ce milieu. Il n'entend rien, ne voit rien et ne sait rien. Il ne sent pas les intempéries. Quand il fait froid, il ne le sent pas. Quand il fait chaud, également, quand sa mère est malade, tout ça, il veut faire. C'est toujours une grande question. Quand il est mis au monde, maintenant, il est mis en contact direct avec le milieu. Quand on parle, il l'entend. Quand il y a un bruit, il l'entend. Il sent le froid, la chaleur. Quand on s'adresse à lui, on lui parle. Il reçoit, et il conçoit. Mais le rapport encore change une nouvelle fois quand il dort. Il dort, il est toujours dans le milieu, mais il ne sent plus rien, comme s'il était absent. Quand il se réveille, ce rapport change. Mais quand il est mort aussi, mais il est dans sa tombe. Il y a un autre rapport entre le corps et l'âme. Là, l'âme se détache totalement du corps, sauf que le corps peut toujours devenir poussière, mais l'âme reste intacte. Et quand il sent quelque chose, il le sent dans sa tombe, comme s'il était vivant. Ce rapport aussi change une dernière fois le jour de la résurrection. Vous voyez, la méthode de Cheikh Ahmadou Bamba éduque l'homme pour être prêt à s'adapter dans chacune de ces situations. Pour celui qui n'est pas musulman, quand il imite un mouride, il y a une éducation qui s'arrête ici-bas. Parce que les conceptions ne sont pas les mêmes. Pour le musulman, il y a au-delà des choses dont le prophète lui avait parlé, lui il a juste foi, et s'apprête à s'adapter à ces choses et puis à se comporter comme il se doit, le cas échéant. Mais pour le non-musulman, qu'il soit libre penseur, qu'il soit déiste, qu'il soit matérialiste, il vit ici-bas.
il a des rapports avec ses prochains hommes. Là, il doit apprendre comment il se comporte avec eux, ce qu'on appelle en arabe le suluk. Pour un mouride, quiconque est toujours capable de le tolérer parce que il ne s'acharne pas, il n'est pas âpre au gain. Parce qu'il est complètement détaché des choses matérielles d'ici-bas. Quand on est détaché des choses d'ici-bas, on ne souffre pas de la maladie, encore moins de la pauvreté. Quand on est maltraité, on ne souffre pas. Pourquoi? Parce qu'on vise autre chose au-delà de cette vie humaine. Donc on se réduit contre toutes les difficultés de ce bas monde. Si on n'est pas attaché à la fortune, on peut tolérer n'importe quel. On peut rester tranquille dans n'importe quelle situation. On doit patienter toujours. Parce que nous considérons que quand quelqu'un se montre injuste envers nous, on nous fera justice demain devant Dieu. Si vous représentez ce que c'est que cette justice devant Dieu, cette offense paraît insignifiante et même négligeable. Tu n'en tiens même pas compte. Et il y a un degré, une fois atteint, l'homme, dans l'amour de Dieu, est devenu anéanti, totalement anéanti. Donc, si comme rien ne l'a concerné ici-bas, alors là, si l'homme est détaché donc des choses d'ici-bas, il n'aura pas de rancune pour n'importe qui. Celui qui se montre injuste envers lui, il le tolère. Mais il n'a même pas besoin d'être toléré, mais il est indifférent. Il est indifférent parce qu'il voit qu'il sera récompensé de cette offense demain. Et il pardonne même celui qui se montre injuste envers lui. Il le pardonne parce que s'il le pardonne, moyennant une récompense immense demain. Donc pour le non-musulman, il peut adopter le bouddhisme, mais pas dans la vraie sens du mot, mais dans certains côtés. C'est-à-dire être patient, juste, honnête, tolérant, être humble ou modeste, etc., etc. Il y a beaucoup de principes dans le bouddhisme. Alors, vu ce manque de temps, on ne peut pas se lancer là-dedans, puisque ça nous amène un peu loin. Or, il y a nos frères qui nous écoutent, et je ne veux pas, parce que c'est un moyen limité aussi, il faut que je continue de leur parler, ils ont des questions, alors qu'ils me posent, il faut que je réponde dans la mesure du possible. C'est pourquoi, alors ce qui m'empêche de continuer, alors en fait, mais peut-être ce résumé, je peux le résumer, ça pourra vous être utile. Quand l'homme ne s'attache pas, à la vie matérielle, il tolère tout. Il est devenu fort. On ne peut pas le menacer. Mais il n'a pas de désir coupable au point d'être exploité ou corrompu. Vous voyez donc, c'est de l'énergie, ça donne à l'homme l'énergie qu'il faut pour résister à toutes les tentations et à vivre honnêtement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, le mouridisme a cette utilité forte, ce fruit, pour les musulmans dans le cadre de l'islam et pour les non-musulmans aussi. Il y a bien des caractères, il y a bien des qualités qu'on peut imiter et ces qualités nous serviront dans la vie d'ici-bas. heure bi dem jeexam xanaa nga koy laaj ni waay sabon ta fe bo ak kulum naari juróom-ñaari juróom-ñaari faral nañ koy laaj waaye dafa doy waar naa ci wax tey loo xam ne sax daaw ma ko wax waaye du bari juróom-ñaar la juróom-ñaar benn bu njëkk mooy bismillah boo ko wàññee bu jëndee alif bi ñu asaf juróom-ñaari xaraf la bu ñëwee lépp loo xam ne yaa ngi koy def
te andi lu juróom-ñaar ñi tàmbali woo ko nu ko waxee ci biir bayt bi am na wa man biha min kul sama takk doog ko dina ci bi dana dina takk la ko kay sama ko ko ci da ci tabarat lu qadim ala ajati ko lam nan ko lay jasi منفصلا ولا منبه يروم حاجة فلا يكون خائبا ولا منفصلا ومن am na ci benn bayt boo xam ne moo lay wan ne bismillah mooy lépp loo ko tàmbali aajo joo ko tàmbali waaw man rama li xaajati foq ba bila fekk woon nañu lu xaal na jox balaa da nga xam ne loo xam ne li boo ko sàkkoo ci aajo rek mu faju te boo ko sàkkuwul ci aajo ji du faju mukk bismillahi man doon ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu amrin zi baalin laa yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa aqta'u abda'u ajdahu aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam kon jullit bi yoonal nañ ci moom lépp muy def ne bismillah bu ko defee aajo bu fajoo ci saahir faju na ci baatin bu fajowul ci saahir faju na ci baatin boo ko tàmbalewul nag gannaaw jëf ji barke nekku ca fa aajo ji fajuwul bismillah benn ñu bàyyi nañ ko yemale foofu li ci des bàyyi noonu daal juróom-ñaar la wax naa leen benn bi xëy na du ñàkk bis ma wax ci beneen wala beneen ba da am na ci boo xam ne sax daal li ko wax moo di famille bi sookuñ boobu waaw mooy waqafu alquran woowu nga xam ne juróom-ñaari fan la koy àggale famille bi sookuñ faag yaa ngi tàmbalee fatiha ba ci maida bu ci ëllëg sax nga tàmbalee ci maida ba ci Yunus muy yàgg sami nga beneen yoon nga tàmbalee ci Yunus ba ci Lisra beneen yoon nga tàmbalee ci Lisra ba ci Shu'ara surtout Shu'ara beneen yoon nga tàmbalee surtout Shu'ara ba ci Wasafati beneen yoon nga tàmbalee ci Wasafati ba ci Qaaf fal Qur'aan al-Majid bu ci ëllëg sax nga tàmbalee beneen yoon nga tàmbalee ci Qaaf Qur'aan ba mu jeex ñaara ngoog lu foofu la mu ci yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ngeen jéggal ñu rek ba beneen yoon bu soobee yàlla mën na dogal xëy na buñ fi biir si ngeen bokk si ñu ñu jiital ci programme bi bu ko defee waxtaan wi da ngeen a gën a yaatu bu ngeen xamee rek nag nii mu demee da ngeen ñu jéggal ndax fi mu ne dañoo dal di bëggal ci it daal da nga wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh question yi ci bari gis nga ba tey ma wax leen lenn ba ñu jógee ba léegi conférence yi ñu doon def yëpp amu ci benn boo xam ne nuroo naag ba ca des bu ngeen fexee ba am cassette yëpp dana mat fekk question yu bari yi ngeen di posé am na fu ñu ko posé ba tontu woon nañ ko da ngeen xam ku tontu yi إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينحني من اعترى أو من لقلبه مراد ولي يقود في القرار ربي ما لم يجهدي الله كان لي بما يبقي سلالا سبما خطا ولي خوتا بما قاد وخير رقدي حدية الله المعين ساقت لخير اللعين واليوم بالله يعين من شاءه وفي خطي مد لي الله البصار بجاه سيد البشر ولي يمنه نثر لم أنه ما لم يفدي علمني الله العليم مما يساء من حلوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بشفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكمل عن روحنا والجسد